Sunugal 24.net. L'information à sa juste valeur, c'est ici même. Sunugal 24.net. mbokku Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal tey nag ñu am mbégte lool di dalal seen émission bi Leuz Fallou Galass Seck bu nitu dëgg Leuz ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal ci invitation bi ñu nangul. Sofa maa lay nuyu di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp di présenté waat rek man la Fallou Galass Seck ñu gën ma xam ci Leuz Def Tech membre mouvement nitu dëgg. Leuz yow membre du mouvement nitu dëgg nga bokk ci plateforme Non Lank aussi waaye bu yàggul dara yàlla dafa defoon caabi féetaloon ginnaaw yéen ak Guy Marius Sagna ak ñeneen naka nga dundee jàpp bi ak seen nekkin ci kaso boobu. waaw ginnaaw avant loolu damay wax ni tey Sénégal dañu nekk ci pays démocrate lañ koy tuddee. tamit mu nekk dëkk boo xamante ni lépp lu waaye am loo xamante ni yëg nga ko mu metti la wala mu neex la bu la neexee nga jóg nga manifester ko xëy na ñun loolu la ñu def manifester dem palais ñu jàpp ñu nekkoon 9 ginnaaw jàpp bi ñu nekk 9 ñu dem ba mu yàgg ñu def 15 jours ñu bàyyi 5 mooy 4 étudiants yi ak benn professeur bi mu des 3. muy man Ousmane Sarr ak Guy Marius ñu dem ba yàgg ñu bàyyi ñu man ak Ousmane Sarr ñu door a téye ki nga xamante ni mooy Guy Marius Sagna mu nekk li ma gën a naqari man ci arrestation bi avant bi mu commencé ba tey jii nii. mais maa ngi la koy wax léegi nii jàpp nañ leen commencé woon ngeen grève de la faim néewoon nañ nekkoon ngeen si ay conditions yu metti. waaw grève de la faim bi ñu ngi ko commencé central parce que li waraloon ñuy grève ñu commencé grève bi dañu gis ne dañu manifester le vendredi ñu jàpp ñu vendredi samedi dimanche ñu ci samedi bi ñu entendre ñu dimanche que ci vendredi bi lañ ñu entendre ñun ñëpp mais. comme boo ñu entendre ñun duñu tontu question yi ñuy parce que xam nañu yéen xam ngeen li xew ñoom policiers yi ñuy jàpp xam nañu li xew parce que flagrant délit nekkul loo xamante ni war nañu toog di laajte expliquer lu xew ak yooyu noonu xam nga yooyu day xaw a ñagas quoi léegi ñun duñu tontu ci la ñu bàyyee ba ci samedi bi ñu woowaat ñu te déglu woon nañu boobu xam nga bu ñu lay déglu te tontu woo police day wax ne que yow question bu mu la posé yow tontu woo ko da koy bind defar PV bi. teg boo signé baax na boo signé wul baax na en tout cas avocat bi day toog ci kaw loolu ci la ñu bàyyi ba samedi bi ñu woo ñu bëgg ñu dégluwaat kon ñu xam ne tey mbir bi am na leneen lu ci bees loo xam ne bëgg nañ ko teg ci suñu kaw lu bokkul ak manifester dem palais ñun tamit ñu lànk bañ a defaat li nga xamante ni mooy audition boobu noonu ñu xëy dimanche lundi ñu yóbbu ñu fi nga xamante ni mooy tribunal bi ñu yóbbu tribunal ñun tamit gisewuñ ak ki nga xamante ni mooy juge bi gisewuñ ak procureur bi ñu indiwaat ñu biir central léegi effectif bi police déployé woon teg ko ci kaw mbedd bi ak garde ak policiers yi ñu toppoon te corps yu mel noonu ñun mosuñu koo gis ci police bi la ñu xam ne li ñi am na beneen fait bu ñu bëgg a teg ci suñu kaw bu bokkul ak manifester dem palais ci la ñu ne nañu commencé grève de la faim parce que lii nga xamante ni mooy raam si ñag bi la jëm loolu moo waraloon ñuy grève de la faim. pendant après ngeen bàyyi grève bi lan moo tax ngeen bàyyi ko. waaw parce que dañu yëgoo woon boo gisee sax ñu tas ñu ñii ñu yóbbu leen camp pénal ñii ñu yóbbu leen Rebeuss ñii ñu yóbbu leen Cap Manuel parce que dañu bëggoon a tas grève de la faim bi parce que arrangé wu leen ñu nekk Rebeuss ñun ñëpp ba pare di grève de la faim loolu arrangé wu leen moo tax ñu tas ñu. li tax ñu bàyyi ko nag dañoo toogoon central ñu wax ñu tënkante ay kàddu parce que ñun ñi fa nekkoon ñëpp ay bañkat lañ moom lañ jàppee suñu bopp ñu ne duñu mus a arrêté grève bi fii ak décision bi jógewul ci avocat yi te avocat yi pour mu jóge ci ñoom il faut ñoom pôle avocat yi ñoom ñooy waxtaan ba pare ba ñun li nga xamante ne moo waroon ñuy grève de la faim nga xam ne jàppin bi ñu jàpp jaarul ci yoon ak li ñu def am na ñeneen ñu ko defoon te dara fekku leen ci et puis ñu jàpp ñu ci di ñu defeere
def ñu trois li nga xamante ne mooy retour de parquet door ñu déférer looloo waraloon ñuy grève de la faim. avocat yi bi ñu waxtaanee ba pare ñoom waxtaan nañ seen biir xam ñëw kenn ku ci nekk ñu ñëw la mardi midi dinañ arrêté grève de la faim bi ci la ñu arrêté grève de la faim bi. après ngeen arrêté grève de la faim bi ñu dox di dem ñu bàyyi ñi si ëpp téeleen yow Ousmane ak Guy Marius Sagna bi nga yëgee ne bàyyi nañ ñu téeleen yow noo ko dundee. non bettuma pour ñu téye ma si kaso bi man dama koy wax fu mu munti toll man bettuma ñu téye ma si kaso bi parce que dafa am lu jiitu yooyu parce que ñun procureur mënul wax ne moom procureur la quoi dafa am ay grade yoo xamante ne nii moom lu ko neex def lu ko neex wax ku ko neex jàpp ku ko neex bàyyi te dama doon xëy bis bu yàlla sàkk ma koy wax lu mel ni xeme war ne ko moom dañ ko dénk pour mu doxal muy dëngal moo tax bi ma yëgee ne bàyyi nañ 5 damaa ne man 5 yooyu bokkuma si ñii laa ko waxee. lu tax lan nga yaakaar ne du mënoo bokk si 5 yi. parce que ñi ñuy jàpp ak ñi ñuy bàyyi xam nañ leen. defuñu. da nga jege woon gii trop. wala nu mu demee noonu attends nekkul dama jege woon gii mais li ma mën a wax ne que man maa tracé itinéraire bi parce que boo xoolee professeur Babacar Diop docteur Babacar Diop dafa jëloon décision pour ñu dafa xalaatam la joxe mais est-ce que du ñu dem ministre de l'énergie gii ne ma Leuz lan mooy sa xalaat ma ne ko man palais la parce que ñun palais la ñu parce que ministre de l'énergie kooku dafa am ku ko jiite moom boo defaree rapport ba mu ko waree jox daf ko waroon a teg ci loxo premier ministre déjà léegi premier ministre amatul léegi kan moo fi nekk président Macky Sall moom léegi moo toog ci sàrti nday réew mi kooku la ñuy dem waxal nañu dem palais mais xëy na yooyu noonu écho yooyu noonu day am ak bokkoon naa ci ñi mu doon rëbb te jotul woon a tàbbi ci ay loxoom loolu moo tax ma ne bokkuma ci. bokkoo ci ndax li nga doon def la ndax ñi gënoon a fës ci xeex bi nga mais après ndax bi ñoo ñu génnee toogoo nga wéet nga ne affaire kat cóol na fi ñu toll nii. non cóol du am xam nga ndeysaan. ndax jotoo saalit. non saalit jamais tey jii dama gêné wu nekk ci biti Guy Marius nekk si biir dama gêné wu trop ma àndoon ak nit mu leer na ma ne lii man bokk naa ci ñi tracé ne fii la ñu war a dem. man bokk naa ci maa njëkk a jël décision boobu ne nañu def loolu donte nga man am na ñu ma àndaloon te d'accord ñu woon ma dem ci manifestation bu mel noonu mais dama leen doon wan rek ne leen ne carrément nit ki ak nu mu mënti toll rek war na mën a wane taxawaayam te bu mu ci ragal dara bu mu ci séentu dara tamit dama gêné wu nekk ci biti Guy Marius Sagna nekk si biir man bu ma sañoon du ñu ma bàyyi di ko fa bàyyi. mais lii daf ñuy wan ne justice bi ay caaxaan la rek ñu te ci toog rek ku ko neex mu fal ku ko neex mu fooli ku ko neex mu jàpp ku ko neex mu tëj ku ko neex mu bàyyi loolu la ñun loolu lañ ko jàppee te lii xam nga lii dafa bokk ci yoo xamante ne mën na taal réew parce que lii dafay waral yenn xol yoo xamante ni seen yoon nekku ci woon. mais yéen li ngeen def tamit Leuz mën na taal réew parce que ay citoyens bu ñu jógee jubale ji palais fi nga xam ne ñëpp a ko bokk loolu tamit mën na taal réew. waaw d'accord xam nga wax nga ko da nga ne palais ku ñëpp bokk la merci bu fekkoon kër baayu nit la bu ñu fa demee mu taal kër baayu jàmbur waaye suñu kër baay la ñun ñëpp. mais institution la dañ ko war a ormal. waaw ormal institution da ngay xool président Macky Sall dégg naa ko mu ne gisuñu benn réew boo xamante ne dañ fay dem di fa waa dëkk ba dem di manifester taxaw ci palais bi ma yaakaar ne moom bi mu koy wax dafa seex tàngal boo xamante ne nii fa mu ko tolloon la quoi yan yi caaxaan la te du waxu kilifa xale bu am 7 ans boo ko joxee téléphone ne ko génneel ma ñaata réew la waa réew ma dem di manifester ci buntu palais ba dafa lay génneel ay réew yoo xamante ne nii ndaw ña ngay manifester ci biir néegu président te taalu réew mi kon ki mën a taal réew mooy ki nga xamante ni saa yu ndaw ñu jógee mu yebal alkaati yi ci seen kaw alkaati yi tamit am matadi goo xamante ni ñoom dañuy ñëw rek dal ci kaw ci ñen leen yónni te ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo leen yónni ci seen kaw ñoo yónni ci suñu kaw ñoom duñu ba ñu cay toll buñ jàkkaarloog alkaati yi dañ leen doon sànni xeer mais ñun nag duñu sànni xeer
duñu taal pono duñu saaga alkaati bañ na boo ñu jàppee dañuy ànd ak yow tranquille bañ na ba ñoom ñenn ñi nangu nañu ne ñun li ñuy xeex ci cause bu noble la ñuy xeex et puis te duñu ci manquer de respect benn alkaati waaye nag du ñu nangu kenn di ñu ci manquer de respect. bu ñu delluwaatee ci séjour carcéral bi après dañ xaaj yéen ñett bi ngeen ci desee yow fan lañ la yóbbu woon. man maa ngi camp pénal man Guy Marius ak Ousmane Sarr. Yéen ñett lañ bàyyi woon camp pénal. dundinu camp pénal bi ndax yéen a bokkoon cellule wala nu mu demee na leen naka ngeen nekk. non xam nga camp pénal dafa am ñetti pàcc. benn bi njëkk quartier femme la tudd beneen bi ci la góor ñi nekk am beneen bu ñuy tuddee haute sécurité maanaam am na boo xam foo xamante ni ay nee nañ bu ñu jàppee terroriste fa lañ koy def boo déggee maanaam bu ñu jàppee terroriste te foofu la ñu def fi nga xam ne mooy Guy Marius Sagna foofu ñu naan boo jàppee terroriste boo déggee may wax loolu maanaam Sénégal dañoo jàppagul terroriste quoi et puis gars yi suñu justice bi dañuy caaxaan état bi dëkkee fen réew mi rek parce que financement yi nga xamante ni ñu ngi koy jot au niveau international nga xamante ni moo leen di permettre ñu tabaxoon foofu fi nga xamante ni mooy haute sécurité ñu tuddee ko Guantanamo foofu ñoom dañ leen ko financé pour ñu tabax ko pour bu ñu jàppee terroriste ñu dugal ko foofu waaye Sénégal jàppaguñ terroriste mais toujours ñun ñu ngi gëmloo ne terroriste yaa ngi ci kaso bi mais or que ni loolu dara du ci dëgg loolu dañ ko def pour ku leen jommal ñu ne la fa ràpp foo xamante ne ni néeg bu nekk ñaar nit ñoo ciy nekk cour bi 15 minutes la ñuy dox 15 minutes la ñuy génn ci cour bi dox bu ñu génnee cour kenn du wax ak sa morom ku wax ak sa morom am ay daan yu tegu ci sa kaw. kon yow daan nga daje gii ci cour bi. non pas cour ñun bokkuñu cour foofu nee naa la gii dañ ko téye comme terroriste booy jinne dañ ko téye comme terroriste ak ñeneen mais ñooñu kon boo demee Guantanamo amul terroriste quoi mais ñoom dañu gëmloo nit ñi ne dañoo jàpp ay terroriste parce que financement yi ñu ciy jot yooyu bëgguñu ko ñàkk moo tax Macky Sall fu ngeen ko dégg muy wax terroriste fii jàppul dara au contraire man ñoom état dama leen di jàppee ñoom ay terroriste ci kaw seen population parce que ni ñuy doxalee jaay doole loo xamante ne tegul fenn Guy Marius Sagna deful li nga xamante ne ni moom la Mame Mbaye Niang deful li nga Aliou Sall deful li lu Cheikh Omar Niébé Anne mii def ñii ñëpp li ñu def ñoom moom defu ko pourtant ñooñu rek pour man bu ñuy tabax Guantanamo ñooñu ñoo tax ñooñu épinglé ci xaalis bu lewul loo xamante ne ni $1 milliard bu nu ko génnewul kenn rek bu ñu ko dugal ko ci keesu réew mi ca la mu sàcc mu defar lu bari ci réew mi tey ñooñu ñoo mérito Guantanamo mais yóbbu wuñ leen fa Guantanamo Guy Marius Sagna mi fa nekk 15 jours yi nga xamante ne ci la ñuy wootee téléphone kenn ku ci nekk ci ñoom ñi nekk Guantanamo Guy Marius Sagna bokku ci du wootee téléphone moom lan la def Guy Marius Sagna benn yoon lay am visite ci semaine bi déjà bi mu duggee léegi 7 personnes rek ñoo la ñu nangu ñu dem seeti ko te ay membres de famille am lañu ñi avocats yi lañ mais kon injustice am na léegi bu ñuy wax taal réew lii mooy indi taal réew te président Macky Sall dama yaakaar ne dafa fàtte kàddu yi mu façonte woon ak sénégalais yi tey bu taxawee daal ne sénégalais yi dinañu fexe ba justice bi jaar yoon dinañ fexe ba xàjj ak seen du am dinañ fexe ba du ma protéger kenn ndekete yoo loolu ay nax la jàpp ay doomu réew mi di leen def ay prisonniers France ndaxte Emmanuel Macron dànkaafu na leen ñoom président Afrique yi ne leen wax leen seen doomi réew yi ñoom ñi nga xam te dañuy taxaw di défendre di naan France dégage di wax France na bàyyi suñu askan ñooñu de wax leen yéen a signé ak ñun ay contrat yoo xamante ne ni yéen a ma ciy topp te man maa leen di arrangé yéen arrangé wu leen ma yaa ngi dégg kon loolu dànkaaf la boo xamante ni ñoom bu ñu ko déggee ñoom président Afrique bu Kémi Séba yëngatoo Kémi Séba fu mu yëngatoo ñu jàpp def ci kaso bi Guy Marius Sagna fu mu yëngatoo ñu jàpp def ci kaso parce que ñooñu ay anti français la. mais est-ce que tamit Guy Marius Sagna lu mu doon récidiviste moo tax parce que bi mu génnee kaso yàggul mu defaat lu mel ni dem palais moo tax li ñu koy toppee gën a bëri. est-ce que Guy Marius Sagna yóbbu yi ñu ko yóbbu kaso yëpp
war na ci dem kaso loolu nga war a laajte amaguñu benn lu lay wan ne ñoom mënuñu condamné gis nga état saa yu amee lu mu mën a jàppee Guy Marius Sagna jour boobu di ngeen xam ne lépp dëgg la bu baax moom gii sax dina xam ne moom am na soxla parce que ku ñu yàgg a seet di bëgg ngay def dara ñu dugal la ci kaso bi bis bu defee bis boobu lay dem kaso te kenn dootu ko faale kon gii amagul lu mu def lu tax mu war a dem kaso. ah dox dem jàpp ci giri palais loolu kat sëñ bi ku ko def ñu war laa mën a téye kaso. mais encore une fois palais du kër bàyyi Macky Sall palais Macky Sall moomu ko ay ndaw yu rakku Macky Sall dem nañ fa xeex fa toj fa ay oto mais xanaa da nga fàtte cantaaku ni li ñu fi defoon mais xanaa ñooñu li ñu def ñoo gën a pire mais xanaa gisoo ndaw yu mbuur yi génnoon dàq yi policiers yi ci quai de pêche bi ñoo xamante ni suñu ay drapeau réew lañ leen solal ñu war taxaw war leen a aar jàmmarloog ñoom ndaw ñi daw dàq leen sànni leen ay xeer ba gaañ ci ay policiers mais ñooñu dañu 15 jours la ñu def ci kaso bi ñu bàyyi leen mais ñun bu ñu defoon loolu kon fu ñu jëm est-ce que kon dinañ génn mais kon lii mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey ki nu soxla ak ki nu soxlawul mbir mi leer na nañ kon amul Guy Marius Sagna man gisuma lu ko justice war a topp. kii yéen a ngi am ay nouvelle am. waaw ñi ngi am ay nouvelle am parce que ay nouvelle am mooy que toujours mi ngi existé ne moom courant bi ko taxoon mu taxoon ñuy xeex ba wàcc ci tali bi ñu jàpp ñu def ci kaso bi tey la ko gën a mën a xeex tey la gën a mën a dëggu pour ne que réew mi tekkee ko ci loxo yi ñu ko takk te ñooñu du ñoo ko war a takk président bu juddu ginnaaw indépendance bëgg a joxaat réew mi ka leen waxoon ne jox nañ leen indépendance loolu dafa ñaaw ci doxalin te loolu gii du jug ci di ko xeex te ñun duñu jug ci di ko xeex. yow mouvement Nitu Dëgg nga bokk mouvement Nitu Dëgg Abdou Karim Gueye xurum xàq moo ko jiite. amoon na ay jafe-jafe santé dellusiwaat na ndax yaa nga may nouvelle la moom tamit. waaw ñu ngi gisee macha allah mi ngi santé mi ngi avancé ñu ngi koy ñaanal mu dolli wér dellusiwaat ci combat bi nga xamante ni moom la ko sénégalais yëpp di xaar macha allah. nit ñi mën nañu am njortu gisaat ku muy def ay live ak. incha allah incha allah. yaa ngi ci ñoo lànk manifestation bi passé gisoon nañ la fa. nga ñëw jël parole wax loolu lépp am na ñu jàpp ne sax yéen prison bi dafa mel ni def leen may code. parce que gis nga cuune weesuwul ku kenn xamul nga ne kaay ma xamalee la nit ñi te yow ci yow la jëmoon problème bi loolu cuune la gis nga Macky Sall dafa gën a may fit ndaw ñi parce que c'est que jamono Abdoulaye Wade gars yi amoon nañu engagement pour xeexal réew mi mais. ci dafa am façon bu ñu ko doon doxalee boo xoolee ñaari gouvernement yi ni ñu gouverner gars yi ñi ngi naan bokk na mais bokkul parce que Abdoulaye Wade amoon na benn xel boo xamante ne nii boo doxee jëm ci moom mu ubbi ay loxoom gàttandu la c'est que li muy wax yëpp du ko def mais dina ubbi ay loxoom gàttandu la après yow mi nga xamante ne yaa doxoon jëm ci moom mu ubbi ay loxoom gàttandu la boo delloo même bu fekkee li nga bëggoon def ko mais di nga dina am lu la marqué ci moom mooy que moom dalaloon na la quoi nanguloon na la Macky Sall bu ñu doxoon jëmpale mu ubbi ay loxoom dalal ñu xëy na yii yëpp du ci am mais gën na waxuma la man de mais ñi ci ginnaaw gën na leen may doole may leen fit wan ne ko nag tey la ñu gën a mën a déterminer wu pour xeex ak yow parce que tapet mooy jàpp ay manifestants di ko def ci kaso ku mënatul ku tële ku ñëpp koo xamante nii li 4 ans yi nga xamante nii mi ngi door a commencé ñi la voté loo nag say mbokk ñi nga xamante ni ñoo doon wote ne da ko bandum sax gën nañ ci yow ba seet parce que xam nañ ni doo nitu dara loolu la ñu commencé woon quoi. Fallou ñu ngi lay jaajëfal ban kàddu ngay jeexalee interview bi. non kàddu bi may jeexalee mooy toujours damay exister ci libération Guy Marius parce que encore une fois Guy Marius du nit koo xamante nii dafa wut fu mu far Guy Marius boo ne ko sama bëñ day metti mu ne la kaa ñu manifester sama kër dañ faa këpp mbalit mu ne la kaa ñu manifester na bay manifester ñoo xamante nii seeni kër la ñu tojoon fee ci Tivaouane Peulh te tey ñooñu tamit gis naa ni fayaguñ Guy Marius li nga xamante ne mooy wàllam ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci nga xamante ni waa Sonatel
ñoom tamit fayaguñ li nga xamante ni mooy li leen Guy Marius xeexaloon. mais ñoom lu nan ban façon nga bëgg ñu fayee ko Guy Marius. Guy Marius tey dafa mérito sénégalais bu mu nekk Tambacounda passe ñëw Dakar pour manifester ko pour mu génn ci kaso bi parce que dafa lebal sénégalais yi loo xamante ne nii duñu ko fay c'est que duñ ko fay mais nañu def le maximum ñu ñëw taxawu ko pour mu génn ci kaso parce que place am du kaso tey état dañuy lii daf ñuy fàttale li ñu jàng ci histoire Blondin Diop parce que koo xamante nii activiste la woon amoon engagement wu di xeexal réewum te bëggu ci dara tey Guy Marius Sagna kooku la ñuy fàttali kooku la ñuy tey jàngal tey mi ngi jàngal ndaw ñi lu ñëwagul tey état dafa war a xam ne Guy Marius Sagna boppam la war a gën a mën a soxla ka caabim kaso loolu mooy message bi ma koy passé doomi réew mi la te doomu réew mi il faut nga wan ne ko doomi réew mi nga mais bul ko jël di ko jébbal ñi nga xamante ne nii ñoo la tënkoon tënk say maam tey ngay def nga tëj ko ngir neexal ñooñu loolu dafa ñaaw ci Sénégal justice bi nag ñoom laay gën a offensé parce que seen crédibilité la ñu perte parce que tey juge bi ci gën a mag ba ci gën a ndaw boo leen waxee sénégalais yi respecté wuñu leen parce que li ñu gëm mooy dañ leen a diriger di leen wan fi ñuy jaar comme dañ leen a wan fi ñuy jaar tamit. mais boo waxee loolu tamit est-ce que doo tooñ parce que justice bi am na ñoo xam ne ñu ngi jubal tamit. man bu fekkee ñuy jubal man gisuma ñuy jubal quoi man gisuma ñuy jubal. non bul généraliser tamit. non généraliser wu ma mais gisuma kuy jubal mais li ma gis laa mën a wax damaa mën a gis lu wax lu ma gisul. juge bi nga xamante ne moo tiim Malick Biaye muy crise mu signal ko mandat dépôt mais kooku yóbbu ko kaso man kooku mën naa ko jàppee koo xamante ku crédible la man ko loolu mën naa ko jàpp mais mënuma dugg ci kër gi bu fekk waa kër gi ñëpp di sawlal ma naan non am na ñu dul sawlal mu fekk xale yi mag muy sawlal ma ne am na ñoo xam ne duñu sawlal mais damay jàpp ne ñëppay sawlal ba keroog ma gis lal bu tooyul lii moo am Sénégal. Guy Marius Sagna laay wax ne que nañu ko bàyyi parce que bopp la am xam-xam la am jariñ réew mi liggéeyal réew mi dëkk ci réew mi nañ ko bàyyi mu doxe ay soxlaam parce que loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li war a am parce que Sénégal nag ne doonatul nag fii ay tippe yu dëkk buur jàppal leen ma ñuy def ci kaso bi ñi ngeen bàyyi leen ñuy dox léegi nag li may jeexale mooy Sénégal oto la boo xamante ni da nga koo yebe boo marisé wut chauffeur tekki chauffeur bi wut ñu mu yóbbaale ñu jëm Ndar bu ñu ñëwee ba jam ñaajo chauffeur bi jëm jaar yoonu Mbuur ñun ñi fay paas ne ko foofu waroo faa jaar fii nga war a jaar Ndar lañ jëm ñi mu yóbbaale ne ñu noppi leen moom mu ne ku noppiwul rek wàcce leen ko maanaam ku wax ñu def ci kaso bi lii la Macky Sall la mënul te oto ba ca pax la jëm ñun ñëpp a ngi gis wasalaam. Fallou Galass Seck Sunugal 24 ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal ci invitation bi ñu nangul. maa ngi leen di jaajëfal yéen. Sunugal 24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même. Sunugal 24.net.